ay waay kon Jibril Thiaw yow neel yaay jaarama ku màgg gërëm sa yaay mbaa nga mere ko waaji bi sama waaji way wondeelu nga doo dox ci lëndëm mbokki Sénégal mbokki département de Bambey commune de Réfane ak diaspora maa ngi leen di nuyu di leen ziare. Assane Diouf le président commission jeunesse sport et loisirs ci commune bu Réfane. maa ngi tudd Abdoulahad Faye nekk conseiller municipal ci commune bu Réfane. comme ni ma ñëpp xamee Nguy Ndour laa tudd dëkk Ndereb nekk responsable politique ci sama côté man ak sama xarit Modou Bale Sène nekk conseiller moom tamit mu nekk ci commission santé ci wetu Ibra Ndiaye. man la Ibra Ndiaye di président commission santé et action sociale au niveau de la mairie de Réfane. La banlieue actu, la télé des surprises et du suspense. nu dëkk fii ci dëkk bi mu bokk ci commune Réfane constitué de 3 zones. La zone de Réfane, la zone de Ndereb ak la zone de Réewmao bi ñu yàlla dogalee ñu jël les communes en 2014 amoon soxla yoo xam ne yu amoon solo la dëkk bi soxla woon ko ñu ànd ci ak monsieur le maire de la commune de Réfane mu bokkan ci les priorités loxob monsieur le maire gudd ñu jot ci kon tey war nañoo mën a taxaw montrer à la face du monde wan Sénégal ak Ndereb ne leen lii la ñu am ci wàllu électrification la ñuy wax. dama leen di woon sama kontaante ndax da ngeen fii ñëw ma andi samay lamp yu yàqu sama télé yu yàqu sama rajo yu yàqu boobu amuñu courant amuñu dara dañuy làmbatu tey nag noo ngi nii dëkk bi foo génn macha allah yal na yàlla yokk xéwal. muy lu jëm ci courant bi ndax courant dafa doon loo xam ne lu bokk ci dund doomu adama la ndax am na yu bari yoo xam ne fi mu ne nii boo ko bëggee yittewoo fi mu ne nii faaw nga jaar ci. réseaux sociaux yi fi nekk léegi te loolu courant moo koy doxal. ndaxte Djibril Thiaw moom fu mu egg fu mu bu amee rek ñun ñu am ndax ñun waa Ndiréen ñun ñoo ngi doog a gis suñu bopp ci mairie Réfane foogoon nañu bokkuñu ci mairie Réfane courant xalaatuñu woon ne dinañ ko taal fii ci Ndiréen machine wol baa ngi ne ci biir courant bi lim lee yéex a ñëw moo tax installé guñu ko. te comme ni mu ko waxee lu mel ni li muy wax ci lu jiitu loolu muy machine wol bi man mii góor xam naa ci dara. dama daan julli fii timis ba pare jaar yoon wii dëkk bi doon ñaari yoon man na ma léeg-léeg damay jaar yoon wi dem ba egg tubaatul ñi may gàttandu jaar ci yoon wi ñëw su ma yorul téléphone duñ ma woo damay dem ba xam ne rek dem ci machine yi ma yaakaar ne fa la ñu war a ne bu ma leen gisee ànd ak ñoom su ma leen gisul wuñeeku. saa seetuñu fenn téléphone émission benn rawatuñu dañuy seetaan télé yëpp la ñuy seetaan te lépp si Djibril Thiaw moo tax newoon na fii duma leen dig waaye lu ma am dinaa leen ko jox lim ñu waxoon lépp nag def na ko ndax courant une semaine moom Ndiréen doo nga la am. commande yaa ngi nii télé yaa ngi dox frigo yaa ngi dox. benn émission rawatu la. fii yaa ngi nii may defar di jaay di faj samay soxla galaas gaa ngi nii kenn naanatu fi ndox mu tàng ndax kontaan gis nga ko nii buñ daan bala noo naanaa galaas dañuy dem ba Toubatoul mbaa Ndorong mbaa fu nekk ñu di ko fóori tey nag noo ngi nii. muy glace buñ ko daan mosaan soxla faaw ñu dem fu sori koor gi mosaan jot dañu daan ay 5 heures la fi groupe lañ daan def jóge fii di dem Toubatoul léeg-léeg ñu dem ba Toubatoul toog fa lu yàgg duñu am mbaa li ñuy am bala ñu ëgsi ci kër gi ndox lay doon loola coono lay doon yoo xam ni ñàkk courant moo ñu indil woon jafe-jafe yooyu coono booba dañ na tey. te dara waral ko loolu courant ndax machine wol a ngi fii ñoo ngi denc machine wol tamit kon loolu lu ci lépp luñ mën a biral rek ak cant la. yaakaar bilan du maire suñ ko bëgg a wax ci courant day jafe ndax bu commune bi nekkee 52 villages tous les 52 villages sont électrifiés muy loo xam ne lu yombul la et souvent sama xarit Abdoulaye daf koy faral di wax danaan défier naa qui que ce soit ak fu mu mën a dëkk ci réew mi. ñu dem ndax ab commune am tous les villages am nañu électricité wala déet waaye loolu kon am na fii ci commune Réfane su amee nag daañu ci sant gërëm ci le maire sortant le maire docteur Djibril Thiaw directeur du centre de formation et de perfectionnement des travaux publics lu ko waral day nit koo xam ne ku am relation la day nit koo xam ne ku xam nu ñuy doxee la xam ni ñuy waxee xëy na looloo ko yombalal. fii Ndorong Malick la man la soxna Ami Faye
bokku ci mouvement jigéen ñi laa nga sama président muy soxna Ami Dieng ak sama nijaay Mbaye Ndour ak ñi toog ñi yëpp ñun dañu nekk ci dëkk bi di ay doomi dëkk bi waaye loo liggéey sa dëkk da ngay gis ko la jàppale sa liggéey bi sa dëkk mën a dox. te xam naa ne xamal naa sama bopp ni ma xamale sama bopp ni ma dëkk bi ñore noonu la ñore Djib Thiaw parce que ñun waa dëkk bi lépp loo xam ne soxla nañ ko suba ba ngoon su duggee ci nopp Djib Thiaw loxo ma nga ca biir. dëkk bii nga xam ne mooy Baye di capital bi ñetti potu rek fi nekkoon yeneen dëkk yi bon am na yoo xam ne dañu traversé ba génn dëkk bi dem benn ligne lay doon mais beneen président de la république jaar na fi ñu di ko sant nag te di ko gërëm ci la mu doon jéem mais yàlla dafa dogal la mu def lépp il a fait un bilan le président Abdoulaye Wade mais li mu def lépp wax dëgg yàlla ci wàllu électricité daf ñu cee dooleelul gisuñu ci suñ bopp avec le président Macky Sall ak le maire Djibril Thiaw fukki dëkk ak ñett yi nga xam ne ñoo nekk Ndereb yëpp am nañu courant waaw buñ ko doon limb mën nañ ne yàgg nañ koo soxla Nduunduur mënuñu ko fa am soxla ko Njóogoon mënuñu ko am soxla ko Ndong ak Caacaw Kabaak yooyu mënuñu ko fa am mais phase 20 d'électrification bu état ci la ñu électrifier Nduunduur électrifier ci Njóogoon électrifier ci dëkk bu ñuy wax Ñaañaar ca Refan ak dëkk bu ñuy wax Sindiane am beneen programme indien bu ñuy wax ASER bi ñu defaat ci dëkk yu bëree bëri bu dee fii ci zone Ndereb la mën nañ cee jàpp Ndong mën nañ cee jàpp Caacaw Kaba mën nañ cee jàpp tuuti ñu génn ko ndax buñ nee Ndereb mënuñoo ñàkk a wax Mbaafe ak Njarno kon loolu mën nañ leen a boole fii waaw bu dee ci loo xam ne dañ koy tibbee ci poosu maire bi def ci courant ci biir dëkk bii ñu nekk dañ ci sant le conseil municipal bu baax a baax ndax donte maire bëggoon na ko su conseil bi bañ a am kon dañ ci sant le conseil municipal sant ci les conseils de Ndereb sant ci tamit képp koo xam ne da ngay yëngu ci développement dëkk bi ndax loolu la ñëpp bëgg waaw tibb nañ ci koppari maire bi lu toll ci fukki million ak ñett def ko courant dugal ko biir Baye mat li maanaam li nga xam ne moo fi manqué woon ndax ñetti poto fi nekkan tey boo ko wàññee da ngay mat maanaam juróom-benn fukk wala lu ko jege ci poto loolu ci koppari maire bi lañ ko jëlee nañ tamit ci mairie bi xaalis boo xam ne bu takku la yokk ci extension Mbaje yaakaar naa bu ngeen tourné reportage bi léegi di ngeen ko gis même koppari maire boobu jëlee nañ ci xaalisu commune bi def courant Ndogo dolli ko wat Ndogo jàll ak moom jaageen ensuite dëkk bii nga xam ne day lulub doon na dëkk bi nga xam ne ci yi mujj am courant la bokk demoon nañ ba sax xëy na mu metti woon ci nun ndax ni lulub amul ndax lulub dafa gën a jege Ndong Ndereb dafa gën a jege Ndong ndàngal ma gën a jege Ndong haute tension bi mais Ndong jëkk ko am courant mu doonoon loo xam ne dafa jaaxal ñëpp ba nu dem ba mënatuñu cee am explication ndax bëgguñu woon a cof tuuti ci keesi mairie bi di ko fa def du daj looloo tax ñu bàyyi ba man ko waaj ko ba waajal ko ànd ceeg xalaati waa Lulub ak chef de village bi ak responsable politique ya fa nekk ak nit ñu baax ñi waxtaan ba déggoo dem ci maire bi toog ak moom ñu tib ci keesu maire bi xaalis bu am solo def ko Lulub ba tey foo toll ci Lulub yaakaar naa mën ngaa xëj courant mu dem sa biir kër kon loolu ak cant la ñu ciy sant le conseil municipal wante du doy ndax dëkk bi comme ni ñu ko gisee day mag day yaatu waxtaanaat nañu barki démb ci suñu orientation budgétaire te lii suñu yéene bu ñu yàlla joxaatee réew mi jox ko le maire Djibril Thiaw suñu yéene dëggantaan mooy fépp foo xam ne am na courant amul courant ñu yóbbu ko fa ba mu doy sëkk dootuñu wax ay sancaan ak lii dañoo bëgg daal de façon très large ñu électrifier toute la commune de Réfane fépp foo xam ne nii courant war na faa dem ñu yóbbu ko fa loolu mooy suñu yéene ci courant bi loolu la ñu bëgg a def te loolu la ñuy def yaakaar naa ne jëli ay haute tension jëli ay poto samp ko moo gën a jafe fuuf boo doon calculer valeur marchande bi ñu def ci courant kenn mënu la wax ñaata million la ñaata milliards mais kon tey pour dajale mat li nga xam ne moo ci des yaakaar naa loolu luy yomb commune bi lay doon même bu ci état jàppul ëllëg dinañ mën a utiliser suñu budget communal def ci extension électrique boobu vraiment. parce que Djib li am door ak yëpp mu ngi ci biir loxoom a ngi ci biir kon dañ koy sant di ko gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla na ko yàlla may ndam. ndaxte machine yi ba ñu ko ne am nañu ñaari machine teewul dafa dolli machine booleel ñu ak suñu kër gee di kërug jigéen ñi di boulangerie ba Djib Thiaw lu ma man yëpp def na ko ci si manquéwul ciment manquéwul invitation manquéwul dara ba bernde ñu fa bernde keroog mu ñu indigré Djib Thiaw moo ko def suñu case de santé waxi noppi ñun waa Ndorong Malick Djib Thiaw li mu def ci Ndorong wax dëgg yàlla ëpp na rëy na am nañ ci mbégte bu baax a baax.
ma ko bëgg a wax ne ko monsieur le maire neel sa yaay jaaraama ay waay neel sa yaay jaaraama ku mag gërëm sa yaay mbaa nga mere ko ay waay neel sa yaay tuuro ñeex me kon yow neel sa yaay booy jaaraama ku mag gërëm sa yaay mbaa nga mere ko comme ni ko sama xarit bi waxee dafa jar a wax dañuy liggéey ak PUDC programme d'urgence de développement communautaire mais ci biir programme boobu ñu dem ba gis ne jigéen ñi ñu ngi ciy jafe-jafe jigéen ñi ñu ngi ciy coono jigéen ñi ñu ngi jànkonteeg al bi di uti ay matak yu ni mel ak yooyu muy lu jafe ñu xalaat toog maire bi tamit comme ni ma ko waxee léegi nit ku baax la nit ku am relation lëkkaloo ak waa PUDC national ñu indil ñu fi ay machines yi soq ay machines yi wal ay machines mboj yaakaar naa ku ci bëgg a xam dara da ngay toll fa nga toll ci biir réew mi woote njóogoon maire groupement yi dina la ne machine ñëw na fi nga woote Ndoundour maire groupement yi dinañ la ne machine ñëw na fi nga woote feneen fu mu mën doon njaageen ak feneen caacaw ka ba fu mu mën doon ci ndereb boo laajtee dinañ la ko wan et te même seen reportage sax yaakaar naa di ngeen mën a dem ba gisal loolu seen bopp wan ko askan wi noonu daal suñu soxla ci biir réew mi mooy dimbali askan wi li nga xam ne mënuñu cee jot li nga xam ne mënuñu koo laal ñu wuuti ko jox leen ko tey séentu leneen. tey ñu amoon yéene waxtaan ak yéen en quelques lignes rek sur les réalisations du maire en domaine de santé parce que yàlla def na depuis bi ñu nekkee santé ñu ñëw accession ci maire bi ba tey ñu jox ñu ko def nañ fi nag lu xaw a takk loo xamante ni dañ koy résumer en quelques lignes li jëkk bi nga xamee ne ñëw nañu ci santé bi ñëw nañ ci mairie bi yàlla def na liñ jëkk a def mooy defal nañu waa poste santé bu Ndereb ñu defal leen benn maternité bu mucc ayib équipé ko loolu def nañ ko participer nañ aussi à l'achèvement du logement de sage-femme de Réfane mooy dispensaire bu Réfane loolu bi ñu ko defee aussi en termes de fonds de dotation bu la muy ñëw sax ci fonds de dotation yi wax ci réalisation yi bi ñu defee loolu ba pare amoon nañu initiative ne santé dafa jege population bi ci noonu la ñu créé 2 cases de santé benn bi nekk Nguy Candigé diggante Nguy Candigé ak Nguy gu ndaw benn bi nekk diggante Nguy Candigé ak diggante Mbaafay Boox ak Njerno mu ñaari case de santé yoo xamante bu ci ne équipé nañ ko ba mi ngi mars xam naa bi nekk Mbaafay ak Njerno rek moo desee quelques négociations avec ki fa war a faj pour mu ñu mettre ko en service mais bi nekk Nguy Candigé mi ngi mars depuis loolu participer defal nañu aussi waa Réewmao logement sage-femme defal nañu aussi waa Ndereb logement encore bu sage-femme parce que aussi poste yooyu dafa soxla sage-femme te sage-femme ku ne xam na ne il faut mu loger fenn moo tax ñoo mën initiative defal leen ku ci ne logement sage-femme ci toujours ci réalisation yi case bu santé bu Mbambey moom aussi réfectionné nañ ko salle yëpp defar nañ ko bu baax toujours sur les réalisations en domaine de logistique ci initiative bu monsieur le maire def nañ suñu kéemtalaay kattan bu ko defee nga xam ne nii parce que ku xam santé wax transfert ci noonu la ñu wut ay ambulance ñu wut benn ambulance poste bu Réfane benn ambulance au niveau de Réewmao sax bi ñu koy wutal ambulance boobu case de santé la mais amoon nañu initiative far yàlla def mu nekk poste de santé ñu wutaat beneen ambulance aussi yóbbu ko case bu Mbambey ci noonu loolu lépp la ñu def ci réalisation pour que population bi jige santé bi nga xam ne képp ku am jafe-jafe ambulance yooyu mën laa yóbbu loolu def nañu ko ci en domaine de santé ci leneen li ci topp mu nekk ay fonds de dotation ak ndimbal fonds de dotation yi ñi ngi ko ci fekkoon ci ay 1,9 million ci médicament mais ci ndimbalu monsieur le maire ak l'équipe municipale yóbbu nañ ko ba aujourd'hui à 3 millions yoo xam ne dañ ko jënd médicament partagé ko au niveau des postes de santé et des cases yemuñu foofu aussi parce que ku wax ambulance xam li cay daw li koy dawal mooy carburant chaque année dañuy jël une valeur d'1 million et plus jënd ko carburant pour alimenter ko
ambulance yooyu nga xam ne nii bu ñuy transférer nit au lieu mu fay lu seer day fay loo xamante ni lu wàññeeku la ci chaque année ñu def ko. Appui en personnel aussi chaque année ñu dugal ci presque 1 million et quelque pour jàppale yi nga xam ne nii mooy personnel de santé bi loolu daal def nañ ko ci santé bi te yemuñu foofu aussi parce que xalaat nañu ne yeneen cas yi nga xam ne dañ ko fay fekkoon ci initiative peut-être yeneen président bi fi jógee mooy cas bu Kombelane ak cas bu Ndiane tout récemment rek yóbbu nañ mën naa ne d'une valeur 2 millions ci cas bu Kombelane pour ñu mën koo achever yaakaar naa ne bu parewul d'ici 2022 bi yaakaar naa dina ci mën a pare cas bu Ndiane aussi am nañ initiative que ne en perspective 2022 bi dina ci war a mën a pare kon daal loolu ci santé aussi toujours parce que boo xoolee am na benn association bu nekk ci biir Réfane mooy ASAD kooku aussi monsieur le maire taxaw na ci taxawaay bu rafet boo xamante ni depuis ñu initié ko ASAD initié hôpital au niveau de Réfane loolu la mairie a pris leur initiative délimiter ko terrain 100 mètres carrés ensuite jël initiative nag bépp bu ñuy commencé dina clôturer hôpital boobu noonu ca loolu ñi ciy woow aussi population bi de passage ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi kon loolu ci en domaine de santé jëf ne ko am nañu ay perspectives nag ci santé toujours parce que cas yi ñu tabax dafa des miiré yaakaar naa ne keroog bi ñu ci discuter en DOB débat d'orientation budgétaire am nañu initiative clôturer cas de santé yi relever plateau technique bi nga xam ne ni au niveau de la commune de Réfane képp ku soxla lu muy faju du sori du dem Réfane kon daal bref ci gàttal loolu lañ jot a def ci santé ci au niveau de la commune de Réfane. Koki Daaru Salaam Koki maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ci jiital nuyoo bi ci sama sëriñ ak mbooloo mi topp ci ginnaaw maa ngi nuyu maire bi ci mboolem sama jigéeni moroom yi nga xam ne ñooy samay ndey ci kër gi ak samay mag ak samay doom ndax sant nañu maire sant goo xamante ne gii ne góor mën na ko wax waaye jigéen it mën na ko wax. Birame Djib Thiaw neex naa wax fii ndax lu ne faa nga la mu di ko def ci dëkk bi xam naa ne ba mu xoolee te xam ne Koki mérito wuñu ab école xam ne li ñu mérito dafa daal di ñëw defaral nu morgue boo xëy ni benn la ci dëkk bi. defaral ko réew mi ndax réew mi ñëpp a bokk dëkk bi yaakaar naa ne morgue bi yow taxaw na mu nga nee teg nañu ci bët loola moom defar na ko na ma ko war a defar na ko nii la ka dolli ko moo di ñëw na ba ci biir dëkk bi taalal ma biye màkk ne ma borom dëkk bi leen ko jox waaw def na loolu ñëw na ba fii man mii ci sama loxo la ko teg ndax booba sax miinut borom dëkk bi wax dëgg yàlla waaye dal ma ne kii yàlla teg ci bopp dëkk bi laa bëgg mu dem penku yëkkati biye màkk bi teg ci sama loxo ma teg ko ci xalifa bi loxob xalifa bi mu dem dir siwaat ñu ganale ko. boobu ci jógee it jumaay ji rafetal bi lu ne def na ko ci ay wantloo sax moo ko fi indi ba mu ci jógee ñu xam ne ay boromi daara la ñu daara ju ci ne yem na ci loxoom bokk na xam ne yem na ci loxoom saa bu nu àggee jàng Koki bu ci ñëwee la mu cee def day mel ni moom a jàng yi lu ne def na ko nag fii xam naa ne ba nu fi dalee am maire ba léegi nag li Djib Thiaw def fii ci maire fii ci Koki musuma gis benn maire bu ko fi def nag moom. déedéet du boobu kese de maanaam mbaar mi taxaw nii tey taalal nañ ko ci loxo taabal na ci loxoom bu am solo. ndax nag ni si daa wàcce nañu toni ceeb yoo xamante ne yii ne kenn xamul nu mu toll te ci nguuram gi la ko defee du benn yoon nag du ñaari yoon toni ceeb nag ci dëkk nga war faa wàcce ñetti yoon téeméeri junni nga wàcce ko fa ñu jënde ko ab ceeb loolu ci nguuram gi la ko amee te mbooloo mépp a ngi nii toog kenn mënu koo weddi leneen la ca topp ci nguuram andi nañu fi diwlin boo xamante ne bii ne macha allah andi nañu fi kii bi ñuy ruyal xale yi lépp sunguf bi. lépp ci moom la jóge ci loolu ci nguuram maire gi ci la bàyyi ko forage yi ma lay wax ne la dugg na ci dëkk bi it ci nguuram ci la bàyyi ko ñaari forage yi ci moom la bàyyi ko. la ca dolli ko mooy courant bii taxaw ci dëkk bi moom moog sunu mbokk ko ànd di ko lijjanti nag sunu mbokk moom it ku baax la jarba la ci dëkk bi Mor Cuun la tudd moom a ko ànd di ko lijjanti ba xëy lamp yi tàkk bi mu tàkkee it ba taxul mu banu ndax lañuy lakk. pile yi dañuy yàqu porte pile yi di yàqu buy yi di yàqu waaye at mu jot mu yeble fi ñu ñëw visiter
lu yàqu mu defar beneen ji loolu wax dëgg moom buum yaa ngi taxaw. dafa am jafe-jafe boo xam ne bu tar la woon jafe-jafe bi nag li ko waralan mooy am nit ñoo xam ne bu ñu maree naan bu ñu bëggee fóot root suñu bëggee wëgg seen ak jur am ndox am ñeneen ñoo xam ne ci biir gox bi jafe-jafe boobu am nañ ko pour ñu sibat seen ceeb sax sóor ko ci cin coono loon ci la ñu jël suñu conseil municipal bi ñu jëkk am valeur xaalis boo xam ne bu takku la war naa toll ci 9 wala 10 millions jënd ci tiwo yu bëree bëri jëlee ndox ci beneen localité fexe ba mu dem njaan dëkk ba bépp am ndox ba ñëpp nekk ci jàmm. bënn na forage it nag ngir bëgg ne réew mi am ndox forage baa ngi mu bënn fii ci réew ma bënn nañ ko ñaari yoon mu labaj waaye xëcc na tiwa bi ba ci pencam kokki mii tas na ko ci dëkk bi nag def na fi mbalka mu jur gi di naan it nag mbalka maa nga nee mu nga nee ca ginnaaw wax dëgg def na ko fi yàlla moom mooy dogal nag ndox mi moom sutti koo gut desoon naa sutti ko nag waaye daa taxaw waaye loolu dogal ba sunu borom la waaye moom def na ci dawaaram ndax bënn na ñaari teen. te tamit loolu ñoo ngi ciy xalaataat ndax forage yi PUDC autant pour moi autoroute à péage bi ñu koy defar am na chinois yi forage yu ñu fi defaroon mais suñu conseil municipal waxtaan wi génn na keroog ne war nañoo mën a defaat yeneen i jéego yeneen i jataay fexe ba cycle forage yooyu yaatal ndox mi maanaam yokk extension réseau hydraulique bi ci suuf ba mu àgg ci sancaan yi ba kenn dootul am jafe-jafe ndox kenn dootul am jafe-jafe courant kenn dootul am jafe-jafe. yàlla dogal nag forage bi xëy taxaw la ko taxaw la nag ñun xamuñu ko mu dem lu beneen teen booba it yàlla dogal ca la mu ca dogalaat mu mujj nag delluwaat ba fa ca reefan ca payaas ba bënaat fa beneen teen génn suufas réemaaw gën bënni ko ca suufas reefan yaakaar naa ne fan yii mi ngi ko war a dugal ci dëkk bi mu ñëw tiwa bi loo ñu lëkkalee ndax booba ba mu bënn na moom loolu moom jib moom def na ko fi jàkka ji nu doon julli muy jumaa ji wax dëgg yàlla loolu doon xupp ci biir lépp moo ko fi indi moo ko fi indi moom damaa ñëw ne man damay imam bi nañu mën a maire bi moo joxe lii man a acca ñu fay ka koy defar mooy fay ñu defar mu jekk loolu moom moo ko fi def. alors ci wàllu financement ndax jigéen ku ko dimbali ba dootul dem ci àll bi taxani ku ko dimbali ba dootul sóob dugub ci gën ku ko dimbali ba maanaam mu mën a nekk ci kër gi te du ci son lool war nga koo mën a booleeg financement dama jàppul som bi ndax da ngeen ma bet waaye su ma xamoon ne yéen a ngi ñëw dinaa dem fépp foo xam ne groupement nekk na fi ci tundu ndereb du ma la wax tundu reefan ndax fépp la suñu financement dugg monsieur le maire boole nañu ak programme ak benn microfinance bu ñu wax kuri wax dëgg yàlla na muy liggéey ak noonu liggéey bu mucc ayib la day taal otoom ñëw ba ci biir dëkk bi juuk ab xaalisam séddale ko nit ñi kenn ku nekk jël dem defari la ngay defar bu waxtu jotee nga ñëw jëlaat kon yaakaar naa mbirum financement ñoo ngi ci. jigéen a ngi koy jëfandikoo ci dëkkab Koki bii nu nekk man yaakaar naa ne nguur amut ci àddina ndax man ba ma dalee di daw ci nguur dafa yàgg boobu fukki at ak juróom laa am muy jamonoy Senghor ak Abdou Diouf jamonoy maire yooya booba walantee nekk xombal ak Nalla Ndiaye te booba ba léegi gisuma sama bopp kon tey bi ma ñëwee ci Jibril Taw nag ci laa gisee sama bopp ci nguuram gi yàlla na toog ba doonam ministère nag jigéen ñi Koki yëpp nag ñu ngi koy dolli ñaan. ñu jubóog suñuy bokk jubóog suñu réew ba commune Réfane nekk une commune émergente dinaa ko wax xaw ma wax nañ ko wala déet muy tali bii nga xam ne day bàyyeekoo Kaba ñu war koo tabax mu ñuul kuk dugg biir Réfane yaakaar naa 341 millions lañ koy defee tey boo demee ba ne le 10 janvier la ñuy lancé travaux yi kon ñi me nga fi nga jëm loolu tamit dañ ciy sàkku ñaan ak askan wi dañ ciy sàkku ñaan ak réew mi dañ ciy sàkku ñaan ak Sénégal ñu dimbali ñu def ci la nekkoon ci seenay maam ak seenay mamaat ba affaire yi ak ci jàmm ji yokku. monsieur le maire di ci def ay ndimbal yu am solo bu ñu jógee ci wàllu sport ñu ñëw ci wàllu jeunesse xam nga ku wax jeunesse wax formation aussi jeunesse bi ni mu leen di appuyer bokk na ci wàllu formation nga xamante ni fii ci commune bi. formation yi fi njëkk a initié jëm na ci wàllu dawalkatu Jakarta yi nga xamante ni jeunesse su Réfane ñu ci bëri ñi jàngul nekkuñu Dakar fii ñi fi nekk dañuy dawal moto Jakarta diggante Réfane ak Kaba wala diggante yeneen village yi ak Kaba wala Touba Toul wala feneen donc monsieur le maire initié ci ay formation utal leen ay permis ba pare may leen ay casque mais deuxièmement ñi nga xam ne dañu am bac
monsieur le maire formé na ci une trentaine de jeunes yoo xam ne nii dañ leen a formé en géotechnique et en topographie te loolu dafa baax ci dëkk parce que dañuy wax ne ndaw ñi balaa ñu am liggéey il faut que ñu am formation donc yamawu ko ci commune bi kese mais même ci département daf ko yóbbu ci biir département bi Bambey yemalu ko Réfane kese parce que même dans le département de Bambey monsieur le maire a eu à former 60 jeunes yu nga xamante ni ci département bi lañ nekk mu former leen aussi en topographie donc kon action yi yemul donc ci commune bu Réfane donc mais en plus même dans le département à chaque fois monsieur le maire dañ koy parrainer ay activités yoo xamante ni daf fay dem di fa def teraangam ci wàllu jeunesse toujours y a beaucoup de jeunes yu nga xamante ne nii tey jii mënuñu leen wax sax limb bi waaye utal nañ leen ay permis de conduire loolu moom tey jii bu fekkoon da nga ko doon limb da nga naan rek plus de 300 personnes yoo xam ne nii ci commune bu Réfane utal na leen ay permis de conduire ak ñeneen ñi nga xam ne nii en partenariat avec 3FPT formé nañ leen ci yeneen domaine mais toujours ci wàllu jeunesse je pense que xaj na waa éducation sax tudd ko mais man dama koy boole toujours ci jeunesse muy les étudiants je pense que bi ñuy ñëw subvention bi ñu leen njëkk a jox mu ngi toll woon ci 500 000 mais tey jii mu ngi toll ci 3 millions te monsieur le maire dafa am yéene ci mandat bii di ñëw incha allah bu ko yàlla mayee mu yóbbu ko ba ci 4 millions wala 5 millions loolu yéene boobu la am mais yemul foofu parce que lii nga xamante ni mooy étudiants yi à chaque année daf leen di jox seen subvention boobu waaye teewul weeru koor gi daf leen di jëndal ay denrées jëndal leen dund goo xamante ni dafay leen di permettre du ñu dem ci restaurant yi nga xam ne day bëri buuxante daf leen di jëndal ceeb jëndal leen diwlin jëndal leen suukar ak tàndarma loo xam ne dinañ ci mën a dund durant tout weeru koor gi dañuy toog seen appartement bi nga xam ne nii grâce à subvention bi leen di jox moom la ñuy fayee appartement pour appartement boobu ñii ñëw première année ñu fay mën di dëkk ak ñenn ci ñu nekk deuxième année dañuy toggal seen bopp ba weeru koor gi jeex te en même temps aussi dina jël benn jour bu nga xam ne nii dafay ñëw en toute modestie sans média sans dara ñëw ndogoo ak ñoom donc loolu dina ko def am na aussi benn journée boo xam ne daan nañ ko def bu étudiants yi nekk ci commune bi ak élèves yi ñëw Dakar def benn fa 24 heures 48 heures wala 72 heures dem visiter ji ay sites yu mel ni Gorée muy ñu koy wax sortie pédagogique loolu moom moo ko doon financé moo leen doon loger au centre jox leen transport ba pare yor leen li ñuy lekkee restauration et tout ça donc vraiment li nga xamante ni def na ko ci wàllu jeunesse bëri na bëri boo xamante ne nii mën nañ ci boole sax daayira yi parce que daayira yi en général ay jeunes ñoo fay nekk depuis mu ñëwee ci commune bi ba léegi loolu je pense que aussi mën na dugg ci côté social wala ci jeunesse donc depuis mu ñëwee vraiment daayira yi màggal yi nga xam ne dañu fi am daf ciy dugal loxoom considérablement def na fi ndax saa bu ñuy màggal ki dëkk bii luy rafetal dëkk bi moom dina koy fi indi lu koy taaral luy taaral bés ba te bés bi Sëñ Gaawaan ko joxe woon ndigal ñu di ko màggal Serigne Mor Diouf Ndorong màggal gi ñun ñëpp moo nu mag du ay jàng yu nu fabriqué déedéet da di loo xam te ni bii dañoo judd fekk ko fi nun loo mat na téeméeri at waaye moom mii yàlla dajale jamono ji mu dajaleen la mu ci man wax dëgg mu ngi ko ciy def saa bu jotee day mel ni moomam lépp ànd koog ñi mu ko seqal nag foofu lamp yàqoo mu defar fo baas rafete war a rafete mu indil nu luy baaxal bés bi daal dina ki taxaw ba bés bi nu mel na mu war a mel nu ànd koog taalibe yi loolu noo ngi ko ciy sant di ko ci gërëm diñ ci sant ay kilifaam yi nga xam ne dañu koo yilif te ne ca kaw ndax ñoom ci moom la ñuy jaar waaye sant nañ ko sant nag ay kilifaam yi nga xam ne ni ñoo ne ca kaw te yilif ko ñun sant nañu ñëpp. di leen appuyer en logistique di leen appuyer en carburant mais di leen appuyer ci yeneen domaines yoo xamante ni vraiment journée yooyu léegi diisatul ci ñoom donc en gros vraiment ci politique jeunesse am ak sport ak loisir vraiment loolu noonu def na ci li nga xamante ni kawe na njort te li mu ci nar incha allah mooy li nga xamante ni mooy gën a kawe kon loolu tënk la rek parce que xajul ci xaj na micro wala xajul ci benn interview mais lii benn ramassé la rek ci ay réalisation yoo xam ne def na ko ci wàllu jeunesse bi te ñun ñu yore ko mën ko témoigner. mooy dañuy lancer message donc ci li nga xam ne moom mooy ndaw yi nekk ci dëkk bi ndax dañoo am koo xam ne yàlla mënu ko séddee muy monsieur le maire Djibril Thiaw am na ñu ko fi jot a xam nag waaye am na ñoo xam ne jotuñu koo xam ndax ay réalisation bi nga xam ne jot na ko def ci dëkk bi bari na bari waay boo xamante ni bii ñëpp te nañ seen bët
waaye nag ñi may waxal rek mooy ñi nga xam ne jotagunoo xam kan mooy monsieur le maire ñooñu laa bëgg a woo maanaam ñu ñëw ci suñu ginnaaw ñun ànd ak ñun ci liggéey bi nga xamante ne bi ñu ngi koy def jëmale ko ci monsieur le maire Djibril Thiaw ndax démb rek heure bii net maa ngi bureau di waxtaan ak moom ci lu bëree bëri ñu waxtaane ko ma ne ko nag ñun moom ñi aju ci commune Réfane leen rek mooy seen njukkal ci yow maanaam fexe laa am fu ñu la tegal sa tànk ba nga ne ba nekk président de la république wala boog nga nekk ministre boo xam ne ci Sénégal fu ñu ne président rek tudd ko. nga xam ne monsieur le maire moo ko fi def récemment muy miir bu bees ni mu ko defee fii noonu la ko defee ci école Ñañaar donc boobu di école élémentaire donc mu nekk ñaari mbir yoo xam ne bokk na ci réalisation yu mujjee ci wàllu éducation yi te monsieur le maire def ko fi waaye avant école bi aussi ku ne xam na ne Réfane amul woon lycée donc monsieur le maire def ci ay jéego yu am solo ndax ministre bi fi nekkoon moom dafa waxoon ne du tijji ay classe seconde ci abri provisoire léegi nag monsieur le maire xamaloon ko ne ko ñun dinañ jéem a tabax ñaari salle de classe ci lycée bi su ko defee nga mën ñoo tijjil ay classe de seconde waaye yamuñu sa budget bii di ñëwaat ñu tabax ca yeneen ñaari salle de classe donc boo leen demee lycée Réfane di ngeen gis foofu ñeenti salle de classe yoo xam ne monsieur le maire moo ko fa tabax donc tey jii lycée Réfane yaakaar naa présenté na ay candidats au baccalauréat bu amoon ci résultat yu am solo bu lycée bi rombee aussi ku ne xam na ne réew Mao xale yi fa doon jógee doon rallier collège bu Réfane dañu doon am ay jafe-jafe yu bëree bëri ndax autoroute bi nga xam ne dafa leen traversé ci loolu nag monsieur le maire ci relation mu waxtaan ak Yaabu Diourbel Yaf Bambey ak ministre de l'éducation bi fi nekkoon tabax fa tamit ñaari salle de classe ci tàmbali donc ba ñu tijji collège réew Mao donc loolu aussi bokk na ci réalisation yi ëpp solo ci wàllu éducation toujours chaque année lu ëpp 6 millions dañ koy def ci dotation fourniture scolaire boole ci école yi nekk ci commune bi yëpp école bu ci nekk monsieur le maire jox na la matériel informatique imprimante ak ordinateur waaye aussi examen yi nga xam ne dañ koy organiser ci centre yi chaque année mu jox leen appui bu considérable moo xam baccalauréat BFM wala entrée en sixième donc réfectionné école yu bëri fu ci mel ni zone Ndarab école yi fa nekk yëpp jot nañ fa def ay travaux de réfection mais aussi ak yeneen école ci biir commune bi en même temps aussi ku ne xam na ne étudiants yi enseignement supérieur la ñu bokk waaye nag comme ay ndaw la ñu yu dëkk Réfane di sàkku xam-xam monsieur le maire daf leen di jàppale bu baax a baax te mu tàmbalee woon ci 500 000 francs bi ñuy door a ñëw en 2014 tey jii yóbbu na enveloppe boobu ci 3 millions te incha allah rabi fas na yéene yokku ko donc ci wàllu éducation yaakaar naa réalisation yi am na solo trop donc te ni mu amee solo ci éducation noonu la amee solo ci santé yaakaar naa déglu ngeen président commission santé bi ensuite yemuñu ci éducation française aussi ndax Al Azhar yi nekk ci commune bi tamit monsieur le maire dafa jàpp ne ci éducation lañ bokk. école arabe bi Al Azhar bii muy lu rëy ci ñun nag laal loolu nag maanaam ñi nga xam ne ñoo ne ci école bi di jàngale man la sunu borom natoo ñu ne maay directeur bi Moussa Ngom fekkoog oustaz Djibril Sarr moo nekk ni imam Ba Ndiaga Faye moom di magu daara ji moo nekk nii. ndax fii am na diir boo xam ne pàkk la boo xamante ne bii dara maa ngi doon gis woon ci luy tegtale daara waaye nag ci kat suñu borom ak jàpp bañ a bàyyi ci la ñu demee ba suñu borom andi lii mu nekk loo xam ne bu fekkonte ne ma dañu wax jàng kon day bokk na ci li koy jëmmal tey muy li ñu wër muy bâtiment yi ba ci garab yi nga xam ne sax ci sabab daara ji la fi nekk kon mën nañ loolu jëmm la ci luy jëmmal daara ji ci la sabab boobu sax ba tax yéen ñi ngeen ñëw fi kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax. ndax it li olof Njaay naan añ la dees kenn ko nit moo ci ne maire moom depuis ba ma fi nekkee 2011 ba léegi relation moom saa su ne da koy gën a dëgëral ci taxawaay yu ne nag ci xalaatam ak jëfam yaakaar naa lim ci njëkk a remarqué fi mu toll mooy
man dotation yi nga xam ne nii chaque année da koy joxe te loolu nag mu ngi ko tam ne bañ koo laajee dane man dénku ma am njàng lañ ma dénk kon du caagee ne ci français rek lay jàppale waande mu ar français arabe ak daara jeeg lépp moom li ne ci commune moom leen lu ci ne dana jàpp kam tutlaay kattan. parce que depuis 2013 man maa ngi fi kon am na lu bari loo xamante ne nii xam naa ko fi di ziare mboolem ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal jotaay bi di am contentement bi nga xamante ne itam moo tax ngeen jóg ñëw fii ànd ak ñun lii muy lu rafet ma rafetlu ko bu baax a baax a baax bu ñu xoolee nag comme li nga wax léegi muy daara yi bu njëkk ak léegi ni leen wone woon gannaaw ci duñ leen jàppale dara loolu bu ñu xoolee Djibi Thiaw moom monsieur le maire moo ko dindi fii moo ko fi dindi complètement parce que mudir wax na ko fi léegi muy directeur bi dane li mu njëkk a wax dafa wax ne moom dénkuñu ko langue liñ ko dénk mooy am njàng nag bàyyiwul dara arabe ak français lépp a ci yam loolu itam bi mu ko waxee daf ko jëfe ndax nit ki mën naa wax benn affaire te du ko jëfe na ko ba ñun ñi teg nañ ci suñu bët ndax lii ñuy am nit ñi daw ñu ko woon am xale yi ñoo doon jëndal seen bopp ay kaye bu ñu soxlaa kere fii léeg-léeg dañ doon dem ci Moussa Diallo mu may ay kere kan moo ko fi dindi Moussa Thiaw monsieur le maire moo ko fi dindi Djibi Thiaw moo ko fi dindi moo ko dindi léegi bu ñu soxlaa ay kere suñu kere dañuy fekkante fii ay carton yu kere yu bare moo fi nekk ak yeneen ca kër ga. te it doomu aadama mënta dund ci lu dul xam-xam te dafa bokk ci lii tax doomu aadama ki nekk julit wala lépp lu mën di gëm mu mën a nekk ci àdduna mooy li ñuy wax al hilm wal xamal liggéey ak jëf su dul loolu du mën a am natiija maanaam résultat bi mu bëgg du ko mën a am kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bi ñu ci yàlla xiiree nga xam ne kon loolu da bokk na ci njëlbeen nag defar leen ci àdduna wala ci àllaaxira ba tey te mooy liggéey ak jàng. bu ñu amul woon déwén ak déwén jéegi teewul mën nañ di bind te loolu moom moo ko waral ci mbaaxam la nag am na ñeneen ñu fi jot a jaar ñoo xamante ne man de loolu fekku ma fi waaye man li ma fi fekk loolu amu fi kon bi fi Djibi Thiaw ñëwee nekk maire moo tàmbali di def loolu wax dëgg yàlla ñu gis ne ak soppeeku am na bu baax a baax boo xamante ni ci école bi waaye jaare ci loxoom ba tax it dañ ko ci sant bu baax parce que yàlla dafa wax ci hadisul qudsi ne man laa yaskuru naasa laa yaskuru laa ku dul sant nit ñi dooma sant kon fokk ñu di ko sant ndax jëf ji mu def rëy na ci ñun lool rëy na ci daara ji waaye itam na xam ne boppam la ko defal. ren fexe na boo ñun ñii am nañu jox nañu lu tolloog fanweeri table banc mu ñëw ci waxtu wax ne nii noonu yàkkamti woon ko lool ndax yittewoo nañ ko lool kon maire moom wax dëgg li mu def ci école moom yaakaar naa gone gi gën a tuuti sax boo ko laajoon dana ci mën a wax lu ëpp li ma wax. kon moom comme éducation lañ ko dénk xameewul kay jàng arabe ak kiy jàng français ba tax na Al Azhar yi si commune bi yëpp foo ci dem rek ndimbalu monsieur le maire dugg na fa récemment rek jàppale nañ leen si ay table banc wax nañ ko Al Azhar bu réew ma fa lañ jógee ñoom aussi ñu def témoignage yu am solo ci wàllu éducation monsieur le maire jox leen lu toll ci 30 table banc noonu la ko defee aussi Al Azhar bu Réfane centre mais aussi ak Al Azhar bu Ndareb Al Azhar bu Ndareb boobu sax jot na fa def ay travaux de réfection mais également noonu la ko defee Al Azhar bu nekk Mbafay kon wàllu éducation moom réalisation yi macha allah. parce que suñu borom moo digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jàngal bi mu ko digalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko digalaale mbooleem ñi nga xam ne bokk nañu moom gëm-gëm ñëpp nga xam ne kon léegi jàng dañ koy askanale ci dégg rek góor waaye loolu dañoo ñàkk a dégg góor ak jigéen ñëpp ñoo war a jàng te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ci wàllu xam-xam sàkku ji leen xam-xam donte da ngeen di dem ba fu sori maanaam moom misaal ko ci fu ñu wax siin talabul hilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima waxaat naan talabul hilmi wala bi siini kon léegi bu demee ba yàlla def maanaam am fii ñu am fi loo xam ne ci luy jàng daara la muy ballukaayu xam-xam kon dana yombal ñi nga xam ne xëy na mënaguñoo àgg siin ñu tàmbalee fi parce que ci biir ballukaayu xam-xam boobu. waaw ndax ñi nga xam ne mooy maire bi. monsieur le maire seen taxawaay ci biir jàppale gone nga xam ne ëllëg ñoo doon mag ban taxawaay la ci waaw ci sabab boobu maanaam maire
ak it ñu ngi jéem a def ci daara ji nii ñooñu sababu daara ji moo ko waral parce que bi mu fi amagut yaakaar naa am na ñu fi doon jaar ñoo xamante ne nii boobu gisuñu fu ñuy def ci lu demee ni lii waaye nag maire moom itam bi mu ñëwee yàlla def maanaam nun maire ñi nga xam ne ñoo nu joxuñ maire mooy xale yi nga xam ne ñu ngi dëkk fii ci dëkk bi gën ñoo sës ñëw ci nun ak ñi demee nun wër waa dëkk bi bépp war nu ne nii la ñu bëgg a liggéey ànd ak maire nii di caw waaw kon léegi maanaam nun suñu bët ci ñoom la dal waaye kon ñoom ñoo nu joxoñ maire ci loolu mooy ànd bi maire it boobu ba tey moom itam lu fi xew day yebal kenn ci ñoom wala mu ñëw wa ilaa rawat na ren ji daf ko mandargaal ci ay jëf ba ci sax at yi ci passé ndax am na ay machines yu ñu fiy indi lu mel ni daaw wala daaw jéeg yoo xamante ne nii jàppandal na loo xam dañ daan dem feneen di ko fa wuti kon loolu tam maanaam ba tey dellu siwaat na ci maanaam li nga xam ne mooy fulaal xam-xam ci gën koo mën a am ak mu gën a jàpp itam loolu tam gis nañ ci yëngutoom te loolu sax ñi ne fii seere nañ ko ndax dañ doon jóg fii soxla kayit dem feneen léegi ñu defe ko fii kon loolu tam maanaam jàpp ndal la jàpp ci wàllu njàngu arabe bi ak daara ji dafay mel ni yu mel noonu ëpp ci li ñuy gis njàngum nasaraan bi rek la ñuy dooleel xayrukum man ta'allama al-Qur'an waaw nga xam ne xam am na ko ban taxawaay nga ñu mën a feddali ci taxawaayu diine yi mu mel ni ci kër ci néegu yàlla bi wala ci njàng mi nga xamante ni yéen ñu koy def ci biir daara bi yokkute gi nga xamante ni gis ngeen ni maire bi mi ngi ànd ak yéen di ko taxawu njàng mi. waaw maanaam xam-xam daal mooy li nga xam ne suñu borom moom moo sant doomu aadama mu sabablu ko ndax maanaam ki am xam-xam ak ki ñàkk xam-xam li dox seen diggante mooy sabablu. jibi dama ne ban duggee réew ma ba léegi jooyoo tunu tawtee tunu dañu doon tawtee bu nu tegee sunuy mbaar xale yi jël ko xam bi ñenn ñi jël ko xam bi amatunu dara lu nuy jaayee mënatunoo jaral dara nag waaye léegi tubaarkàlla mbaaram seng mais jël ngeen ko mbaaram seng mais la nu jibi jëkk a defal tubaarkàlla nu kontaan lool defal ne cooco lay yem jibi daal di wëlbatiku defaral nu maal boo xam ne amut fenn dama ne jibi caw ca kanam lay jëm golindu ma paan caw ngañal ma paan caw sama ma noonu gébal du sant caw dama ne jibi caw ca kanam ca kaw ca kanam barke sëñ Fall ku bëgg jibi caw bëgg nanu ko ku bëggul jibi caw bëgg nanu ko ànd na noog moom balu nu ci góobe gar Baay Faal nag jikko Baay Faal koo gisee rek ak ab taalibeem ak ab sëriñam jikko jooju la jib caw am ci Daaru Salaam Koki Baay Faal xam ngeen Baay Faal li waru garam loolu fa doxee fii ci Koki gàdduwu dara dewul dara muytuwu dara mosul lépp foofu rek doy de ko tënk kon di ñaan auzu billahi mina shaytaani rajim bismillah. La banlieue actu, la télé des surprises et du suspense.